www.sangatv.com. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës goxaan yi grève bi nga xamante ni sóob nañ ko ni ki tey ji sóobu nañ ci kon daal di nañ koy rek matale seetlu gi fële ca centre secondaire d'état civil ba nekk ca Abass Ndao amul benn liggéeykat bu fa xëy ñëwoon nag soxla këyit dañoo mujj dellu ci seen i kër ak li nga xamante ni rek moom mooy mbetteel kon ca grève boobee ca Mbuurit ñu gis ni njàng mekk njàngale mi yëngu na fépp foofee ca Mbuurit seetlu gi loolu la centrale syndicale yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fa ne ña nga daje woon rek ca lycée bu Saly ci ab ndaje mu yaatu ngir nag waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel lu soxal nag jafe-jafe yooyu ci wàllu njàng meek njàngale mi ki nekkoon secrétaire général bu CSA àdduna ci nee na nag lépp ñàkk waxtaana ko waral Mamadou Diouf teg ci ne nag muy nguur gi muy syndicat yi dañoo war a joxante loxo te déggoo askan way yeewoo ca kunun ngalab ñoom jaaxle nañu fi mu ne nii ña ngay woote wallu nag balaa loolee nga xamante ne nii ñi ngi koy njoxtu di ñëw ca ñoom ndax yenn ci kër yenee nañ danañ ko toj seeni tool it danañ ko nangu ba tax na nag ña ngay yëglu daal wàcc ca mbedd ma rek di naqarlu lu ni mel dinañ ci déglu ki nga xamante ni moom moo wax kon ci turu kuréel boobee ca kër Moussa moom coowal suuf la fa amoon nag maire ba tey indi na ci leeral foofee ca département bu Thiès moom nag la mu xamle mooy la askan way wax lépp dara amu ca descos moom ci droit am la ne mbokki ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi-léegi ñuy jéggalu kon ci dog-dog boobee nga xamante ni am nañu ko ni ñu ko waxee woon ci ponk yi liggéeykatu nag gox-goxaan yi daal di rek soobu ci ab grève ni ki tey ji grève ñetti fan la nag tey lañu ko tàmbali seetlu gi fële ca centre secondaire d'état civil bu Abass Ndao amul benn liggéeykat bu xëy foofee ña nga xamante ne nag ñoom ñoo ñëwoon soxla këyit dañoo mujj rek delluwaat ca seeni kër ndax jafe-jafe yi nga xamante ne kon moom la ñuy jànkonteel ci grève boobee du ñàkk ñu dellusiwaat ci kanam tuuti ca Mbour kon la ñu jëm foofu it ñu gis ni lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi daal dinay yëngu bu baax a baax ca Mbour kon mu mel ni mujj naa sotti ni ma ko waxee woon muy liggéeykatu gox-goxaan yi nga xamante ni nag soobu nañu ci ab grève ñetti fan fële ca centre secondaire d'état civil bu Abass Ndao foofee nag benn liggéeykat xëy siwul tey jii ña fa ñëwoon nag soxla kayit dañoo mujj delluwaat seeni kër am naqar lor tey sàkku rek ci kilifa yi ñu xool nag nu ñuy jéem a rek déggoo ak liggéeykat yooyee Fatimata Ba. fukki waxtu ak ñaar jot fii ci centre secondaire d'état civil bu Abass Ndao fii nag ab tekk-tekkaaral lañu fi nemmeeku du benn liggéeykat bi ñu fi gis ñi nga xamante ni xëyoon nañu ut ci kayit ñoom ñibbi ak xol bu jeex. dama ñëwoon fii pour wutal sama doom bi extrait mais ma ñëw fekk gars yi ñu ne nañ dañoo grève. sama mag bi moom yónnee pour ñu jëlee ko extrait moom laa ñëwoon di jël si. mais dama ñëw fekk ñoom ñu tëj. bulletin bi tamit nit ki da ko soxla ne élève la da ko war a déposer. collectivité locale yi banque seen yoxoo ci diiru ba ñetti fan
mu doon mbir mu metti ci ñi nga xamante ni soxla nañu seen i kayit lu ñu bëgg nag moo di kilifa yi àddu ci li ni mel. On ne sait pas si c'est par rapport à l'affaire Khalifa Sall. Bon, comme on le sait, mi ngi ci procès actuellement mais li ci war daal xam nañ daal doy na waat métti na ko. mais nañu xool solution bi rek ñun ñu mën a kii faj seen soxla quoi loolu rek mooy problème population bi nañu bàyyi ni ñu xool loo xamante ne population ñoom la yelloo ñu kiiwal leen seen soxla ñun dañoo sonn quoi tollu ñu ne fii di grève ak yooyu ñun dañoo war a am nañ soxla yoo xam ne dañoo jàpp dañ dimbali nit ñi quoi. gëstu rek def lu baax jàppale nit ñi liggéey jàppale seen yaay na loolu lañ fi am. ñun tam ñu président bi gën a liggéey gën a avancé réew mi parce que réew mi tam réew mi doxul réew mi metti na torop. grève bi nag du rek ci collectivité locale yi boo demee itam ci yeneen i secteur lu ñu mel la ñuy fay nemmeeku waa ji moom jàpp ni dëkk bi ci boppam moo doxul. ku bëgg kayit doo ko am bon on est devant une mairie comme ça vous voyez que nit ñi soxla nañu ay kayit mënuñu ko am état bi xëy na li mu waroon defu ko mais en partie aussi am na leen loo xam ni war na sunu waa école bi parce que chaque année ñu dégg leen ñoom la wala état bi am na ci wàll. li waral nag grève collectivité locale yi di tekk-tekkaaralu nguur gi ci seen i jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci Sidiya Ndiaye ak i ñoñam ñu ne nag xeex wi dinañ ci dem ba jeex ngir rek nguur gi indi leen saafara. Fatimata Ba ñiit fas nañu yéene rek dem ba jeex ca la ñuy xeex muy nag syndicat jàngalekat yi mu mel ni fu ne lay méttee ndax njàng meeg njàngale mi tamit yëngu na fële ca Mbour moom centrale syndicale ya ñoom nag dañoo rek joxante woon daje ca lycée bu Saly ci ab assemblée générale la ñu foo waxtaane nag bokk na ci seen i jafe-jafe lu ca mel ni ndàmpaay yooyu nga xamante ne jëm na ci seenub dëkkuwaay naka noonu it frais de déplacement yi la ñu wax ci wàllu baccalauréat 2017 ak yeneen i jafe-jafe. Jokkel Faye moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop. ñëpp xam nañ ni fan yii yëpp école sénégalaise ci crise la ne léegi li taxoon ñuy dem grève moo di ni dafa am accord yoo xam dañ ko signé woon avec gouvernement du Sénégal accord yu yàgg gouvernement du Sénégal da koy signé ba pare du ko mën a def mais de toute façon ñun li ñuy wax mooy sunu salaire yi nañ ko bàyyi bañ di ko ponctionner. amuñu satisfaction ci liñ doon xaar ñun li ñuy wax carrément au niveau du CUSEMS moo di ne alignement de l'indemnité de logement léegi nag état bi nañu il n'est même pas question de parler de l'alignement li mu am mooy 12 milliards yooyu ñu jël presse bi jox nañu enseignants yi 12 milliards mais xamuñu 12 milliards yooyu tous les corps d'enseignement ñoo ci bokk boo defee division bi chaque enseignant 6 000 francs rek lay am 6 000 francs boobu mu ngi commencé dugg ci suñu salaire à partir du mois de janvier 2019. kon loolu vraiment saaga la boo xamante état du Sénégal daf ñu ko saaga donc ànduñu ci tey ànduñu ci suba te xeex bi ñu nekkoon dañuy continuer di xeex. jafe-jafe yi ñuy jànkonteel nag ci wàllug njàng mi boo xoolee daara yi fari nag ci public bi ñoo ca gën a loru ca yooyee grève ki fi nekkoon secrétaire général bu CSA àdduna ci wàllu woowee nee na nag ñàkk waxtaan ci la moom Mamadou Diouf mu teg ci ne nag nguurug Sénégal war naa def ay jéego waaye muy nguur gi muy syndicat yi ku ci nekk nag war ngaa bay sa waar Aminata Mbaxe Sow. waxtaan bu tegu ci dëgg Mamadou Diouf jàpp na ne loolu moo amagul ci wàllu njàng mekk njàngale mi kii nag moo fi jiite woon CSA. gis nga négociation dëgg ak dëggu moo ko war a lal waaye bu fekkee ne rek dañoo lal naxaate ak ku nekk jéem a nax sa morom du sotti. jàngalekat bi mat na léegi fukki at ak juróom mu ngi ci salle de classe yi monsieur Mboup jàpp na ne li mbokkam yi di ñaxtu lu dëggu la ndaxte moom fi mu toll nii mu ngi dund li ñuy woowee lenteur administrative. soo xoolee pratiquement depuis 2015 ba léegi avancé naa mais avancé naa comme ça mais feeñu sama situation feeñu si loolu mooy lenteur te déposé naa dossier ba léegi mi ngi fonction publique. mel ni dialogue de sourds diggante jàngalekat yi ak gouvernement bu Sénégal loole nag am njeexital yu bon ci wàllu njàng mi. waaye dafa mel ni saafara su jur jàngoro la kon war nañ koo seetaat war nañ seetaat doxalin bi kon nguur gi war naa xoolaat toogaayam ginnaaw noonu la wootee ni mu bëgg a doxalee noonu baaxul la mu wax itam doyul nit ñi war naa seq yeneen jéego li ci des itam ci wàllu jàngalekat yi la jàngalekat yi ñoom war nañoo xam ne
li nga xam ne mooy mujj moo am mujj mooy ñu def nekk jenn jëm mu wax ji di benn. Abdoulaye Wade bu ñuy métti doon woo enseignants yi ni toog mu expliquer leen carrément bu mu xeeb enseignants yi dafa xam ne c'est le président de tous les Sénégalais na toog ak ñoom wax ak ñoom moom la ñuy gën a mën a dégg sax ka ay ministres yi. Mamadou Diouf nekkoon fi secrétaire général CSA di woo ñëpp ñu toog waxtaanaat waxtaan boo xam ne ci dëggu la lalu su ko defee ñu mën a andi ay solution ci njaxtu jàngalekat yi ngir école bu dal. jaajëfal ko Aminata Mbaare Sow liggéeyloo nit nag ba mu neex la nga xëy dàq ko teg ko ci yaama neex loolee nag ñu ne ma ngay tàmbali di bari rek fii ci Sénégal ci seetlu nag nee nañu nguur ko Sénégal kon war naa taxaw ci wàllu woowee ndax ñàkkum xëy mi tar na waaye tamit ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy liggéeyloo nit ñi tamit war nañu xoolaat bu baax a baax nañuy doxalee bu ñu gis rek ni liggéey ñàkk na askan wi soxla nañu ko ba tax na nag léeg-léeg ñu jël liggéeykat daal di koy rek téye ci diir gu gàtt xëy dàq ko Fatou Bintou Konté Thierno Laurent Mendy. ñi wut xëy bari nañu lool fii ci Sénégal wante contrat yi leen di proposé dafa nekk ay contrat yoo xam ni dañoo gàtt ba tax ni dàq leen mu di licenciement yi bari na trop boo xoolee sax dafa nekk licenciement yu jéggu dayoo loolu nag la ñu seetlu ci marché de l'emploi fii ci Sénégal. am jeunesse bi nga xamante ni dañu xarañ bi ñuy jàng bi ñu paree jàng ñu nekk ci lu ñu tuddee marché du travail mooy dañuy wut xëy ci wutum xëy boobu ñi ci nekk actuellement dañoo bëri. bëriwaay boobu nag tax na ba employeurs yi mooy ñi yor seen ay entreprise dañuy xam ni mën nañu dem ut compétence bu ñu soxla mën nañ ko am ci marché bi moo tax dootuñu ci sonn li ñuy benn contrat la ñuy jël contrat boo xam ni mën nañ ko renouveler nu mu leen neexee dàq donc contrat bi bu jeexee dàq nañ la yenn saa yi sax duñu xaar sax contrat bi jeex. moo ne tribunal du travail lam ca wax leer na ci diggante employé ak employeur mais boo xoolee décision de justice yi ci ëpp duñ koy faral di appliquer fee nga xam ne moom moo di ci tribunal boobee. état bi nag moom mooy travailleurs yi dañ leen di bàyyi di leen seetaan ndax nit koo xamante ne amul xëy nga bëgg jëloo avocat bëgg door dàqeek moom ci ay procédure day metti. moo war a def que lépp lu nekk ci code du travail te muy àq ak yelleefu liggéeykat ñu veiller à ce que ak yelleef boobu nit ñi leen di jël pour ñu liggéeyal leen ñu mën ko respecter. ki nga xam ne ab docteur la en gestion des ressources humaines jàpp na ne nguur gi nag moom moo war a jug ci précarité boobee ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñuy wut xëy ngir ñu mën a gis seen bopp ci liggéey yi ñuy liggéey fii ci Sénégal. te loolu état daf ci war a xool bu baax ci créer environnement bi nga xamante ni day tax ñiy jël nit ñi di leen liggéeylu ñu mën leen soññ. wax leen lii ak lii boo leen ko deful dinañ dal seen kaw ba pare di dal ci seen kaw. ba tax ni sax ñenn ñi pour mën cee génn jamono ji jeunes yu ci bëri dañoo préféré dem fi nga xam ne moom moo di secteur informel wutal seen bopp maanaam. am entreprise boo jëlee téeméer juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaari ñu ngi ci secteur informel mais secteur informel bi il faut mu développer parce que ku amul xëy amul liggéey wala bu commencé liggéey nga dàq ko foog mu dund pour mu dund lan la lay def dafay dem dugg ci njaay. lu soxal wàllum xëy moomee sax ñu ne war nañ ci def jéego ci Afrique subsaharienne OIT nag def na ci ab rapport maanaam njàngat muy mbootaay googee nag ngànk wàllum xëy mi ci àdduna wërngal këpp nee na nag ci Afrique subsaharienne nañ ko waxee ci atum 2018 ba mooyul nag dana tar ndax lu toll ci téeméeri million ak fukk ak ñeent ci liggéeykat naam sax ñu ngi liggéey waaye du tee nag daanu dund nag ci ñàkk gu taratar naka noonu it mu gis ni yu baree bari kon ci liggéey yi day doon liggéey yoo xamante ni liggéey yu ñàkk solo lay doon di saprera. atum 2018 naratu gën a yemb pour chômeurs yi loolu la ñu mën a jàngat ci rapport bu organisation internationale du travail bi génn le 22 janvier bii note bi di prévoir koom-koom bi wéy di dox waaye taxul taux de chômage bi mu am lu bare lu ci soppeeku téeméer boo jël juróom-benn yi ak lu teg ay chômeurs la ñuy wéy di nekk ñoo ngi leen xayma ci lu ëpp 192 millions de personnes ci àdduna bi situation bi nag ci Afrique subsaharienne la gën a méttee rapport bi ne ci pays en voie de développement yi chômage bi day wéy di stabilisé autour de 7,2%. waaye 1 million de personnes dina ñëw yokku ci chiffre boobu rapport annuel bu OIT bi addu tamit ci emploi vulnérable experts yi jàngat ne phénomène bi dafay gën di yokku ci àdduna bi yëpp rawatina ci Afrique sowu jant bu weesoo emploi vulnérable ndóoluk travailleurs yi tamit dafay wéy du yokku ci Afrique rek xayma nañu 114 millions de personnes yoo nga xam ne en 2018 ñoom ay pauvres la ñu nekk téeméer boo jël ñeent fukk travailleurs yi ak lu ci teg ay pauvres la ñuy wéy di doon.
procès bu Khalifa Sall ñu daal di koy nag dooraat tey gannaaw rek ba mu tàmbalee démb ñu ko doon wéyal waaye nag jàpp leen ni procès boobee ba nëgë ni nag dara beesagu ca lu ca mel ni layoo ba tàmbaleegul ndax ba nëgë ni ña ngay mbiccoog mbaaloo ci mairie bu Ndakaaru war naa doon partie civile mbaa warta doon partie civile foofee daal la ñu toll kon ci procès boobee dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci parti politique bi di PUR parti boobee nag nee na àndul benn yoon ci li ñu naan parrainage ba tax na nag mu daal di rek kon wan gannaaw table de discussion yooyu maanaam waxtaan yi nga xamante ne tàmbali nañu ko ngir nag ci wote yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal. Zahra Iyane Thiam nag fare ci mouvance présidentielle moom nag la mu xamle rek moo di ne kon lu ni mel warta mën a nekk lu mel ni rek kon parti bi nga xamante ni moom mooy parti de l'unité et du rassemblement ni ñu ko waxee moom nee na noppi na ngir daal di nag déposer ab motion de censure ci pencum ndawi réew mi ngir nag sàkku ci nguurug Sénégal bi nga xamante ni moo fi nekk mu tekki ndombal tànkam ndax lu bari ci li ñu ko doon xaar lu ci mel ni xaalis boobee ñu ne jëlee nañ ko ci alal ju lewul ñi ngi koy wax rek waaye kenn seenu ko fenn Mame Birame Diouf. pexe goo xam ne nag nas nañ ko bu noppi ngir système parrainage bi mun a jàll loolee le PUR nemmeeku ci waxtaan yi jëm ci processus électoral bi tax kon bam ne du toogati ci table boobee nga xam ne ñu ngi fay amal ndaje yi. opposition boobu fa nekk wax naa la ko léegi ñëpp xam nañ ko dafa am opposition boo xam ne Macky Sall ci boppam moo leen créé teg leen fa pour sauver ay meubles. Zahra Iyane Thiam daa xalaat gi jàpp ne nag waxtaan yi ñu ngi koy amal ci dëggu. li nga xam ne code électoral bi maye na ko dafa ne ñi nga xam ne dañu bëgg dem ci jongante te amuñu parti politique war nañu mën a am lim bu toll ci ay nit bu leen di signaler wane ne kii kat war na mën a dem ci jongante bi waaye la ñu seetlu mooy ñooñu indépendant yooyu am na ci ñoo xam ne pour bañ a yegg ci loolu wala bu fekkee ne mënuñu ko matal dañuy dem fekk koo xam ne dafa yor récépissé bu ko may mu dem bokk ci jongante bi ñu luwe ko. am na sax ñu ne ñu dem ba ne dañ leen koy sax faf jox moyen na ñu am luñ ko weccee ko ñu ne comme yoon mayewul loolu te am na nu ñu koy contourner pour mën a yegg ci loolu ñun waa majorité bi ci biir waxtaan yi ñu seet ñu ne kon limu nit yooyu ngay bind pour mën a dem jongante nañ ko def mu yem ci ñëpp du nag président Macky Sall mooy wax kenn ku ne taxawaay ba ngay am ci concertation. lu jëm nag ci motion de censure bi PUR bëgg a déposé ci assemblée nationale ngir gouvernement bi démissionné. man li may jàngat ci wàll boobu rek mooy looy gis des koy waxtaanee mënoo imposer moo tax ni mu war a yóbboo loolu ca pencum ndaw réew ma noonu la war a mën a dellu si waatee toog ngir ñu waxtaan ci wàllu concertation. motion de censure bi ñun li tax ñu bëgg ko présenter lenn rek la mooy Mimi Touré daf fi waxoon ni 254 milliards état bi daf ko nangu ci alal bu ñu luubal mais ñun gouvernement bi génnee communiqué wax 154 milliards te 154 milliards yooyu yëpp ñun gis nañu ni suñu député yi topp nañ ko xereñ nañu topp nañu ko ba gis ni amul dara lu ci laal wàllu bien yu ñu détourné. motion bi dina jàll parce que 1/10 des députés moo koy def 17 députés suñ ko amee. danañ ko yóbbu ci table président Moustapha Niasse. système parrainage bi nga xam ne nag candidat yi ku ci nekk war na am 0,75% ci fichier bi jur xaajaloo pôle opposition bi nag dàq na ko ne du ci ànd benn yoon. libéraux yi nekk ca diwaanu Ndar ñoom nag ña ngay dànkaafu nee nañ nag ñëwub njiitu réew bu France ñoom fas yéene wuñu ko nag dalal ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Fall Braya ndax bëgguñoo nekk kon ca gannaawam ngir rek dalal njiitu réew bu France loolee la ñu xamle ñoom libéraux yooyu nag di sàkku sax ci seen responsable local boobee mu able lu ko mooy nag daanu ko jëlee fa mu nekk ca postam loolee nag appal nañu ko dibeer ji nga xamante ni moom la ñu dëgmal ndax nee nañ li nga xamante ni moom mooy parti démocratique bu Sénégal wax dëgg am na yeneen yitte yu dul yooyee ñu teewlu ci Samba Wade ci micro Ousseynou Diop. may wax ni Ahmed Fall Braya loolu nga xamante ni moom la taxaw dem jël ko naan dafay accueillir Macky Sall ñun waa parti démocratique sénégalais fii si Saint-Louis ànduñu ci tey ànduñu ci ndax tey jii Macky Sall dafa ñu lebalul lenn loo xamante ni ñun waa parti démocratique sénégalais luñ koy teeroo la. lii nga xamante ni nag moom Ahmed Fall Braya def na ko te tàgguwu ci kenn ndax ba mu nuy woo. daf ñu woo ci assemblée générale lu parti démocratique Sénégal bi ñu fa demee fekk fa waa APR yi ak waa Tanor Dieng yi fekk fa ak waa ñëpp ñi nga xamante ne daal ay mbokkam lañu. waaw Karim Wade nag mi nga xamante ne mooy suñu candidat nekk ca droit
Macky Sall génnee ko dëkk bi ñun dafa yaakaar bu nu Ahmed Fall Braya woowee ci accueil yi bi ñu préparé bu Karim Wade ñëwee accueil bi ñu koy def ak sunu njaayam carte loolu lañ doon yaakaar loolu la ñuy doyee. Macky wuñu tey Macky wuñu suba ñun Ablaye Wade lañu ak Karim Wade pour mu leer waaw. parce que bu ngeen xoolee ñi fi taxaw ñëpp ay responsable woowuñu ay militants de ay responsable PDS ñoom ñoo fi nekk te ay gor pire fi nekk ñun xamuñu wor. askan wa yeewoo ca kunun ngalap ñu ngay yëglu ndax nee nañ boo moyul yenn ci seen i kër kon daañu ko toj teg ci nag nangu seen i tool lu ni mel nag lanu ne bëgguñu ko seetaan mu leen fay fekk ba tax na nag ñu ngay yëglu di tàllal loxo rek kilifa yi ñu teewlu ci Mbaye Ndiaye moom moo wax ci seen tur. doomu kunun ngalap yëpp génn nañu tey li leen génnee mooy jaaxle ay nit ñoo xam ne xamuñu ku leen gemb ñu jóge ca àll ba ñëw di réclamer ne ñoom moom fii buural leen ko jox ba tax na ñu ànd ak waa Descos ñëw le 10 bii passé fu nekk ñu bind fa ne nañu taxawal travaux yi ay nit ñoo xam ne ñu ngi nekk ci seen biir kër wuuf seen njaboot ay retraité ay baykat yoo xam ne ndox amatul ci àll bi ñu ne alam yitt dina génn suuf si abal leen ko waa kunun ngalap sonn nañu. ñoo ngi interpeller le président de la république mu ñëw dimbali ñu parce que service compétent yi nekk fii yëpp ils sont dans le bain mu tàggalanoog ñi nga xamante ne ñi ñooy ñëw fii di fi indi injustice. ca Kër Moussa nekk ci département bu Thiès foofu it coowal suuf moo fa amoon boobu ba tey waaye tey maire ba génn na janoog taskatu xabaar yi wax leen nag la mu xam ci mbir ma nee nañ nag nee na moom maire ba askan wa ñoom ñooy nekk di wax rek waaye loolee nga xamante ni ñoo ngi koy wax boobu ba tey amul te Descos nag ci droit am la nekk maanaam ci sañ-sañam la ne dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Sey Latir. askan wi nekkoon ci suun ak dëkk yi wër aéroport bi nekk ci diggante Kër Moussa ak Diass génnoon fan yi ñu weesu doon wax ne waa Descos di direction surveillance des contrôles des sols ñoom ñoo fas yéene teg loxo seeni suuf maire Kër Moussa génn di indi nag tontu ci ñooñu nee na nag nguur gi de amul benn suuf boo xamante ne da koy nangu ci askan wi. Descos waxul ne dañuy jël suufu jàmbur Descos nan la mën a jëlee suuf lu yoonam ci suuf jëluñu fi benn suuf. na leer ci bopp ñëpp bu fi kenn ñëw di lëndal man xelu nit ñi du benn suuf bu ñu jël état la mu soxla woon jël na ko li ci des bàyyi na ko ak nit ñi pour ñu jël ko benn suufu jàmbur jël ñu ko fi ñi koy wax nañ ko prouver wane ne lii état moo ko jël dañu wax ne kuy tabax na nga wuti këyit. maire Kër Moussa sax nee na jamono yi liggéey bi nga xamante ne waa Descos ñu ngi koy amal de dañ leen a war a jàppale ndaxte yéenam moom mooy defaraat Kër Moussa. lan mooy Descos benn service la boo xam ne ci état bi la bokk moom mooy surveiller nan la ñuy jëfandikoo suuf si et puis c'est normal li ñuy def ñun dañ ci war a kontaan ñun ñi moom suuf si. conseil municipal bu Kër Moussa nag nee nañ daañu jàppale ministère bi nga xamante ne moom mooy yor wàllu renouveau urbain ngir taxawal benn plan d'urbanisation boo xamante ni dinañ jooyantiwaat dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo wër aéroport international. ab lëkkaloo moo am nag ci diggante ville bu Bamberg nekk ca Allemagne ak diocèse bu Thiès lëkkaloo boobu nag ku ne dañu ci gis bopp waaye nag la ñu gën a bëgg a ñoŋal rek mooy taxaw ci wàlluk wér-gu-yaram ci wàlluk njàng mi nag noonu ñu teewlu ci monseigneur André Guèye moom mooy évêque bu Thiès ci micro Cheikh Anta Diop. partenariat bi am na lu bare li mu jur diggante Thiès ak Bamberg en Allemagne. dimbalante bi solidarité bi day dox ci ñaari direction yi ñun dañuy joxe li ñu am ñoom itam ñu jox ñu li nga xam ne xëy na dañ ci néewle ñun dañuy yónnee foofu ay labbe di leen jàppale ci liggéey bi dañuy yónnee foofu itam ay jeunes stagiaires dañuy yónnee foofu aussi ay artistes fale ci Bamberg ren am na ay artistes yi ay œuvres d'artistes qui avaient été exposées artistes yu Thiès yi ñoom Claude ñoom Jo Coly def nañu exposition bu rafet ndax wane sunu culture dañuy joxe itam sunu culture sunu ngëm ni ñuy dunde sunu ngëm gi itam loolu solo lañ ko te loolu mooy doon li nga xam ne ñoom dañ koy jot ci ñun nag li ñuy jot ci ñoom lu bari la mais surtout ndimal li jëm ci école yi parrainage yi ndax jàppale ñi gën a néew doole ci
ma ngoog évêque bu Thiès doon addu ci micro Babacar Diouf mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti léegi léegi Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàccee leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.